jiital 100 mètres ma nga jëm dik Agnès Ñogay l'Observateur nee nañu ma nga ñu convoqué ci division investigation criminelle ngir enquête bi procureur de la République santaane ca la xewoon ca Rëbës Ibrahima Fall di waaji faatu woon ca Rëbës keroog ca yëf ya l'Observateur nañu ay mbokkam li ñu bëgg moo di ñu wax leen ci yeen anam la seen doom ji faatoo Maguette Mbow di mag wala rakk ci ndem si yàlla Ibrahima Fall ne ñu ak autopsie la ñu bëgg te it bëgg nañu bu ñu def autopsie bi njaboot gi teew Maymuna Samb di soxna ci ndem si yàlla Ibrahima Fall ne ñu ci xët mu njëkku yéenekaay bi ki ray borom këram na xam ne njabootug lëmmu la néewal doole enquête yéenekaay nañu la xewoon ca Rëbës ministre de la justice garde des sceaux di Maître Sidiki Kaba jug na ci nee na it ci weeru janvier atum 2017 dinañu daloo ci réew mi kaso boo xam ne lu mu gàtt juróomi téeméeri doomi aadama danañu ca xaj Cheikh Béthio Thioune ak Thione Seck mi ñu bëri jàpp ne seeni mbir ci wàllu yoon lib dafee nar a doxee tàbbi géej ministre de la justice bi ne du demee noonu danañu leen atte Le Quotidien nañu Rëbës ak la fa xewoon Maître Sidiki Kaba am na ci saafara mbirum Ibrahima Fall yéenekaay bi xëy ñu xamal ne tey jii danañu def autopsie bi Walfadjri nañu enquête bi jëm ci xam lan moo faat Ibrahima Fall résultat yi tàmbali naa wàcc waaye coow yi neen coowal pétrole be contrat yi ñu ciy wax bu taalu réew mi dina yëngal gouvernement bi La Tribune nañu premier ministre bu Sénégal di Mahammed Boun Abdallah Dionne ak Alioune Sall rakki Macky Sall doyal nañ sëkk ci coow li yéenekaay bi nañu ministre de la jeunesse di Mame Mbaye Niang waxtaan wi mu defoon ak waa enquête yéenekaay la mu ca wax jëmee ci Alioune Sall ak ci Petro-Tim am na ñu mu neexul ministre bi ne waa Tribune am na ñuy wër di wax naan président de la République dafa dal ci sama kaw ndax li ma wax waruma ko woon a wax Mame Mbaye Niang ne leen loolee amul ku ko wax waxoo dëgg wax nga lu la neex wax nga wax yàqkat président Macky Sall musuma cee wax dara te li ma waxoon tey ji laa ko gën a wax Alioune Sall gars yi ñoo ko tuumal coow leeg ni mu bare munta taxaw fi mu taxaw ne du ca tontu faaw dafay dem leeral tontu ci tuuma yi kii di Cheikh Bamba Dièye yéenekaay bi nañu ci yëmbal ga mu demoon doon seeti ay militant nag amul lu mu fa waxul Mahammed Boun Abdallah Dionne mi premier ministre bu Sénégal Cheikh Bamba Dièye nañu Mahammed Boun Abdallah Dionne keroog ba muy conférence de presse dane woon day leeral xelu askan wi ci mbirum pétrole be contrat yi ci wax waaye safaan wala def dafa gën a lëndëmal xelu nit ñi Cheikh Bamba Dièye nañu Mahammed Boun Abdallah Dionne na xam ne ñun ci réew mi la ñu dëkk réew mi la ñu am bu ñu ko défendrul ku koy défendre ba ñu doonum citoyen tàgguwuñu kenn ngir doon ko kon bu ñu gisul lu ñu neexul ci réew mi dañu koy jébaane fa la force Cheikh Bamba Dièye nañu Mahammed Boun Abdallah Dionne waxam ji dina ci am lu ko metti Ousmane Sonko nañu ci xët mu njëkku yéenekaay bi Mahammed Boun Abdallah Dionne ñëpp xam nañ ne li ko taxoon a génn di tal yi wax ak di conférence de presse du woon dara lu dul bëgg a défendre Alioune Sall tubayul ko ragal ko deram Le Témoin nañu inspecteur des impôts et des domaines ba woon di Ousmane Sonko weddina mboolem li premier ministre wax ci mbiri contrat pétrole ak gaz bi moom it ab conférence de presse la langoon keroog samedi gën a tuumal kii di Alioune Sall ba noppi ne gaañu bu dee wóolu nañ seen bopp nañu publier décret 2012 ak rapport bu IGE ci wàllu Petro-Tim bu ñu ko defee danañ xam ne lépp dëgg la necc la lépp di leere Sud Quotidien nañu ko doon laajte faali ngoye ngi Ousmane Sonko dellu si waat na ak mbóot yu bari yu mu sulli nee na IGE defoon na rapport boo xam ne ay njuuj njaaj yu bari la fa feeñaloon ci diggante état bu Sénégal ak Petro-Tim Alioune Sall nag yéenekaay bi nañu fu Ousmane Sonko yendu rek du fa jar dërëm directeur de l'investissement di Lat Diop nañu ci l'Observateur gaañu ñoo ngi tooñ Alioune Sall di dal ci kawam di ko songu ci luñ tegul fenn Lat Diop ne li ñuy waxal Alioune Sall yëpp ak mbañ moo ko lal nañu bàyyi jàmbur beneen bu jot wàllam ci waxtaan wi Lat Diop séq ak wàllu Observateur moo di Amadou Ba ministre économie finance ak plan gi ñu tànn def ko responsable APR ci Ndakaaru mu nañu Macky Sall mi ko def du ci jëlee lu ko neex ndax Amadou Ba tojul fenn Amadou Ba responsable APR ci Ndakaaru jaaduwul te booy seet xaru la coalition Manko Wattu Sénégal directeur de l'investissement di Lat Diop ne ku muy tiital wéro ndax loolee naruta gudd fan ñu fekkat ko ci xët mu njëkk populaire moom njóobeen bi Lat Diop directeur de l'investissement bokkit ci secrétariat exécutif national bu APR mu nañu fa duñu nangu ay nit yore seen xaalis yaakaar ne bu asamaan si doon daanu bu ñu ko joxe ñee mu taxaw tax ñu dikk bëgg ñoo nappaaje duñu ko nangu ñu it ñoo ngekki moyen yu mën a jàmmaarloog ñoom ci wàllu politique populaire nañu ko amuk seetlu war nga xam ne APR coowa ngi leen di yot kuy yot du sëqat nañu dëgg tànk yi ba mu dëgër dem ci direct info gayndeeg wàllo gi Aïda Ndiongue moom la journal bi xëyee bañkat beeg lu ñu xamul woon ci moom waa kër Pape Diogay Faye mu de direct info xëy nañu ko xamal waalo bi leeral fa digganteem ak Ousmane Tanor Dieng digganteem ak Abdoulaye Wade digganteem ak Macky Sall digganteem ak Abdoul Mbaye Aïda Ndiongue nañu am nañu naan bi ñu wàcc Aminata Touré damaa maye tànn béer ba noppi yëkkati wato may ko Macky Sall loolee amul Abdoulaye Wade Aïda Ndiongue ne waa direct info nit a ngoo ko am gëm-gëm kii di Abdoul Mbaye Aïda Ndiongue ne xel xalaatul ci wàllu politique may ànd ak moom di xeex ndax lu ma metti rek mooy ki ma ko teg Aïda Ndiongue tëje wax jaag waa direct info ne moom ba muy riis boobu riis xewagul ba muy tey milliard bu mu moomal boppam boobu Abdoulaye Wade doonagul président bismillah premier ministre bi day ak Alioune Sall mi lay waaw ma ne la coow topp na leen de dugg nañ na ruba termine yéene kaay ne Mame Mbaye Niang waaw ministre de la jeunesse tey naxarlu na bu baax a baax ñi nga xam ne nag maanaam kon ay manipulateur la ñu parce que Mame Mbaye Niang nag kàddu yi nga xam ne kon yëkkati na ko ca week-end bi te yéene kaay gi di enquête waaw ma ne la mooy coow li ci dëkk bi ba léegi ni leen la wax waaw ba ñeen ñi nag dem nañ sax ba jàpp ne Mame Mbaye Niang day président de la République kon ni Macky Sall da koo teg ci àndam waaw mais ndekete loolee du dëgg c'est archi faux
c'est de la pure manipulation laa la wax ni lé Mame Mbaye Niang ne dama ne Alioune Sall ci boppam kon moo war a indi ay gindi nag ci coowal pétrole yi lé il doit s'expliquer parce que nag tuumay kon rëy na lu lool kon Alioune Sall daa war a indi ay gindi ngir mbir mi kon leer nañ libération yi ne kay ne xanaa xamoo leen ne Samuel Ahmed Sarr waaw moo daal di boole na kon Alioune Sall mi lé ak Frank Timis bu Petrotim maa la ko wax waaye xam nga nag erreur u Alioune Sall lan la waaw te erreur nag bu xasee ba am rek am na kon erreur la erreur Alioune Sall kay mooy ba mu demee nag daal di kon jiite Petrotim jële daal di kon nekk nag maanaam kon le gérant yaa jum wala maa jum ma ne loolay dëgg Petrotim Sénégal Ousmane Sonko ci témoin yéeni kaay nee na kaddu yi nga xam ne na gouvernement bi yëkkati nañ ko day ñun dégg nañu ko maanaam jéem a setal nag kon seenu bopp la ñu def et puis nag ñuy jéem a diitalaate ak yu ni mel di jéem a menacé parce que kaddu yi nga xam ne nag premier ministre bi daal dina ko yëkkati day waaw du dara lu dul jéem a setal kon Petrotim laa lay wax ni lé Petrotim joojee nga xam ne kon gérant bi Alioune Sall la tudd rako président Macky Sall la Ousmane Sonko yamu ca ndaxte nee na xam nga laaj bi lan la Petrotim ci boppam waaw lan la digoon gouvernement bi engagé ne dana ko investir ba ñu war koo xàllal mbabal jox ko teranga yëpp di wàllum avantage Timis Corporation waaw dane woon dana investir téeméer ak juróom fukki millions ci ay dollars Cosmos ci boppam ne dana investir lu ci tolloog ñaari téeméer ak juróom ci ay millions de dollars waa léegi Petrotim ko Alioune Sall mi lée waaw lan la engagé wu ne dana ko joxe ba ñu war koo jox nag teranga yi yëpp Mame Mbaye Niang ci tribune yéene kaay ne déggoo leen ma Alioune Sall ci boppam kon moo war a indi ay gindi birima ci tribune yéene kaay ne vraiment ñun daal la ñu bëggoon mooy coowal pétrole bi lée ñu daal di koy gas suul mu jeex daal waaw ngir Sénégal na kon mën a continuer doxam waaye kaddu yi nga xam ne ministre énergie yëkkati na ko ak kaddu yi nga xam ne kon ministre économie ak finance daal dina ko yëkkati waaw teewul nag coowal Petrotim gi lée leeragul ba léegi ni lée Timis Corporation maa la wax li lée et puis nag tiitalaate yi nga xam ne kon Mohamed Boun Abdallah Dionne lañ koy tiitalaate daa yokk wérante bi de maa la ko wax parce que premier ministre bi ci boppam kon daa daanu laa lay wax ni lée fa mu jaar baaxul de déedéet xam nga bu demee ba naan képp koo xam ne kon waxatoo dëgg nag ci wàllum pétrole bi lée danañ la dugal ci kaso way samba loolee dafa tax ba sénégalais yi nga xam ne kon nañuy xeex wàllum démocratie day waaw ma ne la dañuy gën a fippu te ñi nga xam ne nag maanaam kon ñoom ñooy animateur u débat bi ci wàllum pétrole bi day daal dina ñuy dellu soit nag ak xadaar mooy Ousmane Sonko Birahim Seck ak Abdoul Mbaye maa la ko wax fa seene wu ñoo teggi seen tànk benn yoon laa la wax déedéet ma ne boole waale ca journaliste Adama Gaye Mame Mbaye Niang ci yéene kaa gi ne déggoo leen ma dama ne Alioune Sall ci boppam kon moo war a indil nit ñi ay gindi tuuma yi daa rëy lool Cheikh Bamba Dièye ci Le Quotidien yéene kaay ne man premier ministre bi laay waxal waa ñin bu ñu critiqué wul ngaa ñu gouvernement bi mais kan moo koy def ñin ay citoyen la ñu dëkk ci réew mi Bamba Fall maire Médina ci tribune yéene kaay nee na premier ministre bi boo bëggee dégg-dëgg waaw daa war a jéggalu askanu Sénégal la wax présenté wa ay excuse publique doy waar kay mooy la xel sa kaso bu Rebeuss be l'observateur ne en tout cas enquête ba day te la xew ca Rebeuss waaw ma ne la directrice su kaso ba ca boppam day convoqué nañ ko ca division des investigations criminelles di gëlay marti tali maa la ko wax Agnès Jogoy day tey ji lay wuji laa la wax waa jurug Ibrahima Mbow ci tribune yéene kaay ñoom daal la ñu bëgg nag mooy ñu indil leen ay gindi yu leer ci li faat seen doom joob yee ami kase di ndeyam waaw nee na Ibrahima day moo nekkoon yaakaaru njaboot gi yëpp Allahu akbar Walf Fadjri ne résultat wu autopsie bi day la ko rey waaw tey ji la lay feeñ moom résultat yi nga xam ne nag maanaam kon moo ruuse ca la xew ca kaso Rebeuss bee luy njiig administration pénitentiaire bay njaak parce que ay élèves adjudants yoo xam ne amuñu benn expérience la ñu jël nag yóbbu leen ko ca kaso bole ñu yor ay ngànnaay te ñi nga xam ne nag ñoo nekk ca kaso ba daal di détenu waaw yoruñu ngànnaay ñuy laam-laamee ne ñoo def ak defuñ ñu toog di xaar ñu ate leen ñu indi leen ay élèves adjudants yu amul benn expérience doy na waar enquête yéene kay ne moo taxit seenu ministre bi day di Sidiki Kaba waaw wax na de nee na weeru janvier 2017 waaw danañu inauguré kaso boo xam ne kon dana def juróomi téeméer ci ay place moom Sidiki Kaba yamu ca ndaxte nee na Thione Secko Béthio Thioune ak ñi nga xam ne dañoo siiw waaw dañoo amoon abayim naga ndiku day danañ leen atte réew mi quotidien ne politique ba day yëngu na ca Bambey Pape Diouf yóbbu na ca yoon Aïda Mbodj day Le Populaire ne ngir jàkkaarloo nguur gi day waaw yoonu askan wi avenir Sénégal Pastef taxawal nañ ñoom tamit day seenu front Le Quotidien ne kay ne candidature gi day ca présidentielle ba ànd dooleel Khalifa waaw ñi ngi buux ak ërdal Khalifa Sall mi le Babacar Diop njiit la ADK nee na Khalifa Sall day du ma sa génn parti socialiste laa la wax parce que du fa doxandéem te du fa doomu jiit la nag waaw bu dee am na kenn ko war a doon ca parti boobu Khalifa Sall la c'est l'héritier légitime kon duñu bàyyi kenn ñëw seen kër bàyyi googe bëgg faa frankolaayu duñ ko def Bamba Fall ne ñun daal la ñu bëgg daal mooy majorité ci assemblée nationale gëlee yéen kaay ma jamal gaa ngi ne suuxu ba talo joolaa day waaw fukki at ak ñeent yoo xam ne lépp suux la Walf Fadjri ne njaboot yi day mënuñoo dëj seeni doom ba léegi ni lee Allahu akbar parce que nag dossier bi ci wàllu bi yoon waaw daal lëndëm lool Le Populaire ne
kumba am ndey kumba amul ndey mooy bëgg a rey njabootug ñi nga xam ne ñoo loru le kon ci suuxu ba talo joolaa googee kéemtaan la kéemtaan gi kay ngi ñëw ci gouvernement bi enquête yéene kay ne dana am ab soppite de réaménagement waaw dana am ñaar jàpp ñetti ci ay ministres yoo xam ne day danañ leen dàq maa la ko wax waaye du ministère yu ngandi rek souveraineté déedéet kon day bu yeboo coxo-coxoy waajal seen bopp bu doon changé gouvernement mooy doxal réew mi kon ba léegi mel nañ ne Amérique li fi Senghor changé ak li fi Abdou Diouf changé Ablaye moom daanaka def na téeméeri ministre kii moom daanaka at bu nekk ak premier ministre moo tax mën naa la tëjal